Ronaldo ci devoiru violence. ñu dem ca diwaanu Mbour foofee nag wax nañu ne ñaari rek gaal dafa rek gisuñu ko ay nappkat ñoo ci daal di nekkoon ci diwaanu Yoff lañu ne lañu daal di demoon ca foofee ca Tàndeer ca diwaanu Gambie boobaak léegi def na ay fan ci ñu bari ci ñoo xam ne ca diwaanu Mbour lañu bàyyeekoo bokkoon nañ ci ñi nga xam ne dem nañu foofee ci Cap Skirring ci diirub ca Casamance diirub ñeenti rek fan seeni ay mbokk ak jegeñaale ak njaaxle ci jamono ji lañu àndal bëgg rek autorité yi jàppale leen ngir ñu gisaat seen doom yooyee ndaxte metti na lool ci ñoom ci wër bi ñu fekki foofee ca Mbour Alioune Badara Sonko. borom gaal gaa ngi tudd Ibou Sy cosaanoo fii ci diwaanu Mbour ñoom nag dañoo demoon campagne fa la nga xamante ne mooy Cap Skirring naka noonu ca waaxu Tànjaay ca Gambie ci la seen gaal réeree. waaw gaal gi moom moo tëmbee mooy Cap Skirring ay waa Mbour la yuy campagne Cap Skirring ak Tànjaay ñaari gaal yi depuis boobu ba léegi ñu ngi réer. jamono ji nag ay naataangoom nappkat nekk ci njàqare bu rëy Ibrahima Kane moo jiite kuréel bii di Joal Pêche. koy wër boobu ba léegi carburant dañoo wër chaque jour gars yi dañuy xëy suba ba ngoon ba guddi fu ñu yaakaar ak fu ñu xalaat dem nañ fa di wëri chaque jour saa yu ñu yeewoo ñu ngi si rasol carburant di wër. ñoom nag ñi sàkku ndimbal ci gouvernement bu Sénégal mu gën a taral recherche yi. bu ñu amee ministre président mënuñu koo jot mënuñu jot premier ministre mënuñu jot président assemblée nationale pour ñu taxaw ñun ministre bi ñu jiite rek lañ mën a dem mu taxawuñu wala ministre de l'intérieur. ci fàttali ci beneen xibaar bi nga xamante ne ñoom nappkat yi jox nañ ñu ko sax am na beneen gaal bu réer ca waaxu Yoff nëga ni tey mat na 10 jours. waxtaanee wàllum politique ci biir xibaar yi ak élection locale yu 23 janvier la war a doon Ndakaaru moom mel ni ne candidat yi bari na ku ci nekk yaa ngi bëgg jëmmal sa bopp dëggal sa bopp tam ci wàllum xëccoo bu ni mel ci noonee ñu mën a jàpp ni kon xëccoo bu tar dina daal di am moo xam ñi bokk ci mouvance présidentielle bi la moo xam ñi nga xam ni ci ay coalition ci opposition bi la ñu daal di bokk jëm ci lu ni mel yooye élection Mamadou Fofana ci am njàngat. xëccoo gi dina tar loolu fii ci Ndakaaru Ndiaye Jal Diop mu di capitalu Sénégal gannaaw lis yi nga xam ne tey jii nii daal ku ci nekk am na xemmemteef ngir daal di jiite nag ville bii nii di Dakar tey jii nii buñ ko doon lim mi ngi dox ci diggante nag nguur gi ak ñi nga xam ne ña nga bokk nag ci kujje gi ñee jàppal tànk Macky Sall kii di Abdoulaye Diouf Sarr moom nañ fas yéene daal di samp ci wet ga nag tamit ñu daal di fay taxawal ab liste parallèle guñ jàpp ne ba léegi moom njiitu réew mi di Macky Sall daal moo ko taxawal te nag kenn fas yéene ku ko jiite ku dul Mame Mbaye Niang ca Yewwi Askan Wi nag mi nga xam te ne nii moom coow li bëri woon na lool ci mujjantal ga kat kii di Barthélémy Diaz moom moo fas yéene jàdd jiite yëf yi noonee it moom mii di maire Mermoz Sacré-Cœur fas yéene jàkkaarloo ak kii di njiital gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany mi nga xam ne daal di nañ koy investir ni ki démb ci jamono joojee nag kii di Doudou Wade moom moo fas yéene daal di nag boot ñii di waa Wallu tamit ku ci mel ni Pape Diop di njiital bokk gis-gis mu fas yéene daal di demal ak coggalaguyam Soham Wardini tamit naka noonee ba ko Khalifa Sall bàyyi wul toog na yàtt na yasar noonee tamit ci nañ ñu xamal ne am na yeneen candidature yoo xam ne fas yéene nañoo bàyyeeku ci yeneen coalition loolu di wane ne daal ne xëccoo gi nar na tar lool mu nekk tamit lu ñu mën a duppee ab pari bu risqué ci neen ñi nga xam te ni nag fas yéene nañ samp seen ndënd. xëccoo googu ci diwaanu Ndakaaru la ñuy desandi ak benn sondage maanaam xayma goo xam ne ki mu jox bopp mooy Barthélémy Diaz candidat wu Yewwi Askan Wi dafa mel ne daf leen a am lu mu leen jiitoo du samay kàddu analyste politique bi di wuyo Pape Diogay Faye moo ne xamle. pour Benno Bokk Yaakaar gañe Dakar dana jafe ndax boo xoolee ñoom Benno Bokk Yaakaar sax bennoo wunu parce que quand Diouf Sarr ñu ngi jaar fii Mame Mbaye Niang mu ngi jaar fële boo ko dégloo démb sax mu ngi attaqué bu baax a baax Diouf Sarr te ñi ànd ak Amadou Ba aussi waxaguñu fan la ñu jëm donc def na déjà li mu néew ñetti pàcc te bul fàtte ne Khalifa Sall mooy xalifu Dakar ba preuve du contraire parce que Khalifa Sall bul fàtte ne ak taxawu Dakar ñoom ñoo gañe woon élection yi contre vents et marées te nag Khalifa bu dellu si am benn appui de taille bu mel ni Sonko bul fàtte aussi élection yi ñu génni Sonko aussi dafa génn woon ak ay suffrage yu am doole te aussi sondage yi nga xam ne ñu ngi koy xool ak di ko def Barthélémy Diaz jiitoo na Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr lu bare donc pour ñoom ñu dap leen liggéey la laaj fii ak 2 mois mais pour l'instant nii tey bu ñu voté woon Barthélémy Diaz mooy doon maire de Dakar.
beneen xalaat jugee ci beneen analyste politique di rek kii di docteur Abdou Khadre Sanogo moom li mu jàpp rek mooy Benno Bokk Yaakaar dafa am ay chance ngir mën a gagné xëccoo bi ci Ndakaaru waaye ñi nga xamante ni si ñooy coalition di Yewwi Askan Wi soo moywul li nu daal di beddi wala génne kii di Soham Wardini te nekkoon fi maire bu Ndakaaru mën na indi ay jafe-jafe ci seenu ko wàllu moom ak Nanko Bakayoko ñoo waxtaan. ci profil yi dégagé wu fii waxuma Diouf Sarr en tant que profil intrinsèque individuel ou personnel mais coalition bi mu taxaw ci kawam jàpp naa ni ay doole mooy gën a bëri fuuf ci élection yi nii par rapport ak ñi nga xam ne nii ñoo koy dëkk bu leen fàtte ni du Khalifa Sall moom mooy candidat cette fois-ci mais Khalifa Sall dafa am ko mu tabb waxuma ni Barthélémy Dias amul dayoo bu toll noonu mais est-ce que dina def unanimité bi Khalifa Sall def Doudou Wade ak wàllu taxul ñu naan loolu Pape Diop dayoo ba mu yoroon amatu ko Abdoulaye Diouf Sarr xam nga ni moos Macky Sall mi mentoram dina def xaalis dina def relation dina def jàppale bu mat sëkk pour mu gagner élection yi te bu leen fàtte ne aussi Ndakaaru moom moo ko tab te ci communauté lébu bi dañ ci xar seen tànk tubéy pour mu gagner moom mu perte moom mooy nekk surprise bi et non pas mu gagner. xëccoog wala tànneef ci kuy jiite liste yi ci gox-goxaan yi la ñuy desandi dem ca diwaanu Kaolack ñii seen kàddu ñu yëkkati ko ci wàllu artisanat la ñuy daal di yëngatu ñoom nag beddi gi ñu beddi wala génnee gi ñu génnee Mariama Sarr neexu leen ñu jàpp ni ki nga xam ni moom la njiitu réew mi tànn ci seen diwaanu gox ci wàllum politique xamu ci lu bari ñoom ñoo ni xamle Alioune Kane la ñu dénk yi le kaddu. artisan yi ci Kaolack ñoom daal ñoo ñaawlu li président Macky Sall tànn beneen candidat bu wuteek Mariama Sarr ngir mairie bu Kaolack Maxu Japen. yeneen xibaar dina gën a leer ak Alioune Kane suñu ndaw bi ñu teewal ci diwaanu Kaolack ñii di rek réseau bi ëmb jigéen ñi di duppe seen bopp ànd doo daan doole ñoom nee nañu ba moywul dinañu bank seen yoxo ci lu jëm ci élection locale yi ñu daal di dëgmal li ko waral mooy dañoo jàpp ni dañ leen a bedd ci wàllu investiture bi loolu nag naqari leen torop ba tax na ñu yëy yàbbi ci wàllu ni mel yëkkati seen kàddu bu ñu sukkandikoo ci Khady Ndiaye mi nekk seen coordonnatrice su réseau bi nee na duñu nangu benn yoon ñu leen di nappaaje wala ñu leen di dëggate moom Khady Ndiaye ñu teewlu ko ak Mohamed Diaw. topp sama ginnaaw te kenn ku si ne su la neexoon nga demal sa bopp mais ñoom ñëpp dañoo topp suñu ginnaaw ñu nekk réseau di liggéey si politique di liggéey si développement ñu jox ko àqam ba mu mat politique ñu jox ko àqam ba mu mat ñun ay femmes de terrain lañu dañu ñeme terrain te dañu jege askan wi te boo nee politique base li ñu naqadi mooy Benno Bokk Yaakaar depuis élection présidentielle ñun dañu ko liggéey ba président gagné ndax suñuy bureau de vote yi nga xam ne ànd daan doole ñoo fa nekk yépp ñun dañ koo gagné. ci commune bu Cambérène la ñuy wutali foofee nag benn liste kese moo fa am boo xam ne ànd na ak déggoo ci noonu askan wa ak ñi nga xam ne ay formation politique lañ waxtaan nañu ba amuk ak déggoo ci wàllu ni mel mu di liste boo xamante ne si kii di rek Doun Pathé Mbeng moo ko war a rek jiite docteur Sibori Diop mooy coordonnateur comité des sages foofee ci Cambérène waxtaan na ak Abdou Aziz Sow ak Pauline Thiama. chef coutumier yi chef de village bi. ñoom ñoo fi wootoon fii ñu nekk ñu xalaat nag la ñuy def pour am liste unique au niveau de Cambérène ñëpp ñu ngi fi woon les religieux la chefferie coutumière les délégués de quartier les imams et toutes les formations politiques étaient présentes bi ñu waxtaanee ñi leen daal li ñu bëgg seen bëgg-bëgg mooy waa Cambérène yëpp ànd am benn liste naka benn dànk liste unique ñoom ñëpp à l'unanimité ñu d'accord ne ni accepté nañu pour avoir une liste unique au niveau de Cambérène monsieur Doun Pathé Mbeng mooy diriger. Thiès la ñuy wutali moo njëkk a déposé listam moom bokk ci bokk gis-gis foofee ci Thiès sud la ko daal di amale Mamadou Lamine Massali gis ni ñi nga xam ne ñoo jiite ci gox boobee di Thiès tegwul ci yoon ni nga xamante ni si ñoom la ñu yore li leen askan wi daal di dénk mi ngi ko xamle gannaaw bu mu génnee ci wàllu rek déposé lu jëm ci wàllu listam ak suñu nattangoo boobu di Mbaye Talxuma.
la preuve ñun ñoo njëkk déclaré suñu candidature ñoo njëkk a matal ñoo njëkk a déposé gestion catastrophique lañ fi def ñoom ñoo ko wax ndaw ñu dëkk ci Thiès bi amatul ñu terrain football espace public amatul ci dëkk bi ñi amoon ay suuf yëpp nangu nañ ko jaay ko seeni biir mu doon képp ku nga xamante ne dëkk na Thiès am na naqar dañu bàyyi tey ba mu des weer ci élection yi ñu xëy naan dañuy nettoyer dëkk bi te ñëpp xam nañu ne ay sareetu voiture ak mbaam ñoo doon jël mbalit yi di ko tuuri élection yi tax ñu bëgg a nax askan bi nax dëkk bi naxee baay bi font bi ak càcc bi dafa doy ñun pare nañu pour soppi doxalinu réew mi population yi am si man yaakaar jiital ma moo waral tey ma taxaw Thiès waa yëpp xam ne Mouhamed Lamine Massaly est candidat au niveau de la commune de Thiès waa. bi ca Tivaouane activiste bi di Ardo Gningue moom ak ñi nga xamante ni si wax nañu ne ay chauffeur clando lañ kii di Diop si lañu jàppale ci wàllu wu ni mel ñu jàpp ni moo mën a indi ak coppite ci dëkk bu sell boobu di Tivaouane moom Ardo Gningue ba tey ñu teewlu ko ak Mbaye Tall Xuma. bu ñu waxtaanee ak leader politique yu nekk ci Tivaouane yépp ñu gis ne suñu waay ji di Demba Diop si jàpp nañ ne moom wóolu nañ ko pour mu yóbbu Tivaouane fu ñu bëgg Tivaouane àgg fa. activiste Ardo Gningue ci li ma newoon démb ci laa nekk tey mooy lan naka la ñuy def ba askan bi mën leen di xeexal ba ñu mën a am si koom-koom bi nga xam ne moom la ñu yelloo ak waa Tivaouane yépp lépp ngir lan dooleel ñu ngir ñu xeex ngir ñu li xam te moo nekk suñu département ak suñu commune bi koom-koom bu fiy jigéen ñu mën koo jëriñoo ñun ñëpp lu ko indi Tivaouane lenn la mooy defar Tivaouane donc ñun ñëpp nañ ànd dénk ko dëkk bi pour li ñu bëgg ci Tivaouane mu am. élection locale yooyu ci la ñuy desandi dem ca diwaanu Ndiassane foofu nag xalif général bi ki mu rek tànn mooy sëtam bi di wuyoo ci turu Abdoul Khadr Kounta ngir mu jiite seen commune boobee ñu teewlu ci kilifa gi mu yey yàbbi ci seenu kàddu. choix bi sëriñ bi def ko tànn ki nga xam ne jàpp na ni su ko yàlla dimbalee de ba jox ko commune bi. lépp loo xam ne njaboot gi ñu ngi koy jooy yàlla mën na ko ca dimbale ba mu faj ko ñu di ko wax Abdou Khadr Kounta xam ne Abdou Khadr tànnul boppam mais way juram di sëriñam di kilifaam ànd ko ak askan wi nga xam ne ñoo fi nekk moo ko tànn sëriñ baa ngi ñaan ñi nga xam ne dañ koy mbubboo wala ñuy mbubboo porte parole am di ko waxe di ko bindee sëriñ bi nee na ñooñu dey defuñu li nga xam ne dëppoo na ak ngor dëppoo na ak kilifteef te nag dana topp loolu waaye mi ngi alerté aussi état bi ñu bàyyil ko xel. ñu dellu ca diwaanu Kaolack ci élection locale yi ba tey ci la ñuy desandi président mouvement national pour le patriotisme et le développement social di docteur Alioune Diouf bëgg rek ñi nga xam ne ay naataangoom lañ bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñu daal di jox gëdd akuk cër li nga muy tànneefu njiitum réew mi wala njiitum parti APR bi nga xamante ni si ñoo bokk Benno Bokk Yaakaar moom responsable Benno Bokk Yaakaar boobee jàpp ni lu ni mel dina leen dimbali ngir ñu mën a am ndam ci xëccoo bi nga xam ne moo nekk ci seenu ko kanam moom docteur Alioune Diouf kii di Aliou Kane la waxtaana la def benn déclaration tey ne dañ ko bëgg a wone pour adduna bi yépp xam ñoom ñoo ànd encore ñoom ñoo booloo pour élection 23 janvier 2022 ñu mën ko gagné te docteur Tening Sène jiitaleen moo tànn jigéen bu baax ci biir commune Ndiaganiao pour tabb ko mu jiital la coalition Benno Bokk Yaakaar ndax liggéey bi nga xam ne moom lay def ci askan wi li nga xam ne presque weesu na juróomi at docteur Tening Sène nekkul conseil nekkul dara ñëw na di sargal di jàppale population yi. dossier candidature yooyu dañ ko war a déposer 85 jours lu yees wala 81 jours lu weesu lu ni mel mooy kon ci lu tënku ci lu jëm ci scrutin bi ci code électoral bu ñu tënkoon ci wàllu wu ni mel kon parti ak coalition yi ak ñi nga xamante ne si dañoo demal seen bopp am nañu ba tey jile ngir mën a rek déposer lu jëm ci seen wàllu liste duñ ci sori Alioune Badara Diouk moom la nan ko ba ko yokk woo. ci minuit képp koo xam ne nii ñëwoo ci préfecture yi ba jël sa jeton de présence ci biir sous préfecture yi wala préfecture yi donc da ngay considérer comme forclos parce que ku préfecture yi ak sous préfecture yi minuit dañuy tëj bunt yi cela veut dire ku nekkul ci biir yegg si woo at say dossier donc bokkatoo 2014 liste ville amul woon dañ ko supprimer woon liñ tuddee liste proportionnelle ville wala liste transversale ville préfet yi ak gouverneur yi daanaka dugguñu woon bu baax ci élection yi donc élection yi mbiru sous préfet yi loolu bi yoon ginnaaw indiwaat
indiwaat nañu liste proportionnelle ville donc liste proportionnelle ville yi ñu ngi leen di déposer ci préfecture yi de département yi su dee liste communes yi donc ñu ngi leen di déposer ci sous préfecture yi lépp loo xam ne organisation matérielle u élection yi la kooku direction générale des élections moo ko yor. xibaar yi pàcc bu njëkk bi jeex nañu tàbbi ci beneen pàcc tàggat yaram lay doon ñu doore ko ak wàllu beach soccer tournoi intercontinental bi am ci jamono ji ca Dubaï Sénégal ñaareelu génnam ndam la ca am sànq rek la ko doon jongante digganteem ak Espagne 7-6 gannaaw ba nga xamee ni démb daan na ñi di waa Portugal 7-4 kon ci jamono ji ki pays hôte bi moom Émirats arabes unis mi ngi daje ak ñi di waa Portugal Paraguay dina daje ak Russie ñoom waa Iran Japon la ñu war a dajeel ci bile compétition ñu daal di wéyal ci wàllu wu ni mel la leneen ñu waxtaane ko ci xibaar yi wàllu làmb lay doon ak tournoi CEDEAO bi nga xam ne Sénégal ne noppi na ci wàllu organisation ngir dalal lu ni mel day défendre li jëm tam ci tiitram ki yore seen kàddu yore wàllu organisation bi Adama Bopp ñu teylu ko ak Pama Anta Mboup délégation yëpp teew nañu te tey jii dañu war a def pesée yi ak tirage au sort yi nga xam ne ni suba incha allah jongante bi dina mën a door bu ñu defee cérémonie protocolaire bi ni ko coach bi waxee ñun tamit noonu lañ koy waxee 100% la ñu bëgg bu ci yàlla àndee di ñaan nag public bi nag ñu ñëw nag tàcc si ñëw jàppale si nag lion yi parce que xam nga stade bu fees del loolu dafay yokku jom dafay yokku ngóoro quoi donc bëgg nañu daal école de lutte yi fans club yi ténor yi ñi nga xam ne ni ñooy mbër yi fi nekk actuellement na ci lancé appel Gris Bordeaux pour que ñoom ñëpp daal ñu def déplacement bi ñëw daal jàppale suñu gaynde yi waxtaani wàllu football ak tirage au sort rek saison bu yees bi ne ci sunu kanam édition 2021-2022 football local la tey jii lay doon 16h ci siège ligue professionnelle ngir ñu xam naka la programme bi di demee jëm ci seenu wàll ci jamono jooju laata ñuy wutali biti réew ak Ligue des champions bi basketball tournoi monté bi ñaareelu bëccëg bi tey ñu ngi koy amal kon mi ngi wéy di leen ci dikk ci yeneen jotaay xibaar ak lu jëm ci wàllu résultat yi biti réew la ñuy wutali ak Ligue des champions bi nga xam ne ñeenteelu bëccëg bi des na ko wéyal nag tey ji lekkoon jëm ci wàllu woowee ñu mën a jàpp rek ci wàllu programme 17h45 Milan ak Porto Real Madrid ak Shakhtar dinañu daje Bruges day dem fekki Man City Leipzig mooy dalal Paris Saint-Germain Liverpool bu Sadio Mané di dalal ñi di waa Atlético Sporting ak Besiktas Dortmund Ajax ñi di Sheriff ak Inter kon loolu 20h la ñu koy jongante ci jamono jooju naka démb Juventus ak Bayern ñoom am nañu seen ticket qualificatif ngir lu jëm ci 8e de finale yi as lëf la woon ci tàggat yaram ñu ubbi xët wi mujj ci xibaar yi yéen kaay li ñu xëy fësal lay doon El Hadj Ahmed Aidara dinu ko nafaral. élection yi lée nar na doy waar lool sur saane bu xante day direction générale des élections jàppale ne nag ni ki démb daal ba guddi ga waaw amul benn coalition de parti day wala indépendant boo xam ne nag daal di ngay déposé waaye jàppale ne lu ëpp nag maanaam wala lu tolloog juróom benn téeméer ci ay kayit yoo xam ne day déposé nañ ko yi mandargaal ne gaa ñooñe dañoo fas yéene dem kon ci élection yi lée ci préfet ak sous préfet yi lée administration territoriale gi waaw 24 heures yéene kaa ne cay Dakar maire boo xam ne day ñeenti punkal waaw ñoo ko fas yéene xëccoo Barthélémy Dias Bougane Gueye Dany Doudou Wade ak Abdoulaye Diouf Sarr tribune yéene kaa ne de juróom la de boole ca Papa Diop njiital bokk gis-gis dama ne la Abdoulaye Diouf Sarr la Barthélémy Dias Bougane Gueye Dany Doudou Wade ak Papa Diop libération yéene kaa ne ko boole ca Mame Mbaye Niang yéene kaa gi ne dama ne juróom benn lañu laa la wax waaye na gis nga dernier virage bi mbetteel yi bari na de surprise yi bari na de Barthélémy Dias daal di ñuy dëggal ñoom waa Yewwi Askan Wi ne mooy seen candidat ci kaw Soham Wardini waaw waaye Soham day ma nga ak listam de gis nga ca diwaanu Matam gale waaw coordonnateur Yewwi Askan Wi bokk tamit Pastef di Jibril Ngom moom daal ay faux document la daal di joxe te kenn mënatu koo jot nag laa la wax ca Taïba Ndiaye gale Songo Matar Ndiaye bu grand parti waaw mooy tëddee liste Wallu Sénégal bu Abdoulaye Wade yaa jum wala maa jum box boobu di ne en tout cas xeexu Ndakaaru Ndiaye jël job bi lée nar naa mitti de lool ñoom juróoma ko séq Abdoulaye Diouf Sarr dana jàkkaarloo ak Barthélémy Dias Bougane Gueye Dany Doudou Wade Papa Diop ak Mame Mbaye Niang ca diwaanu Kolda ke mortal combat la foofee moom xeex bu mitee nar a dox ci diggante Mame Boye Diao
Abdoulaye Bibi Baldé ak Toura waaye Mame Boye Diao day punkal yu bëree bëri ca Kolda googe nee na leen coppet jël na leen laa la wax sur saane gis nga waa Yewwi Askan Wi waaw Pastef day ñoo lekk ga laa la wax seddoo bukki lañ ko def de bii bukki bii njuur bii sàmba bii doomu bukki dama ne la téeméer boo jël ci collectivité yi lée ñu doon seddoo waaw juróom-ñaar fukki di 70% yëpp waa Pastef ñoo ko jël waay sàmba boog suba bi li ne waaye gis nga Pastef bu Matam waaw ña ngay tuumaal seen coordonnateur Djibril Ngom ne daa wor trahison ba pare na may daw exclusive yéene kaay ne parti Ousmane Sonko bi day non temps yi nag doxul temps yi moom ay jafe-jafe dëgg sax la ñuy dund laa la wax première élection première complication demal ca diwaanu Guédiawaye galay Mamadou Ndiaye ma leen jiite ca golf waaw génn na Pastef dem jàppale waa APR golf way Samba ca Kër Massar ke parti Ousmane Sonko baa ngay daanu Birame Souleye Diop moom lañ ko jiinde critique yéene kaay ne Barthélémy Dias daal dinay suul soo am war di ni de mar day tali Khalifa Sall ca d'accord Barthélémy Dias waaw ay biram daal bu dee jaay doole forcing amu ca waaw mais fulla ak fayda ak mbëggeelam ne da koy nekk moom la wane Khalifa Sall jàppale ko ca waaw wal fajiri ne déet Bart kay nañ waxante dëgg rek daa forcé de maire par force lii la Barthélémy Dias kon def le témoin yéene kaay ne Khalifa Sall day mujj naa tànn Barthélémy Dias daal di defal na kii di Soham Wardini yéene kaay gi ne waaye Mame Mbaye Niang moom daa fippu am dañ koo yónni looloo ma jaaxal sur quotidien ne Bart day léegi nag mooy xalif général u Dakar Ndiaye Jël Diop mooy xalifa bu Dakar professeur Fatou Sow Sarr waaw nee na nit ñi na ngeen woteel liste yi nga xam ne jigéen ñee ko jiite Walf Fadjri ne di soxaam di wax day moom Fatou Sow Sarr professeur ñu ngi toog ci wetam waaw Badara Gadiaga yéene kaay groupe Futurs Médias gi nee na Khalifa Sall ok comme que nee nga da ngaa dund pression ñu won sa loxo ci nit koo xam ne yow nee nga da ngaa bëgg a jiite ji réew mi bu ëllëgee te pourtant Soham Wardini day bi mu lay jàppale ci wàllum caisse d'avance ak bi ñu la tegee loxo doon na dund pression waaye taxul mu dellu ca ginnaaw 24 heures yéene kaay ne Talla Sylla waaw moom mi nga xam ne nag waa Benno Bokk Yaakaar tànn ñu ko ci diwaanu Thiès gale waaw nee na Idrissa Seck mi lée dana juux ci biir majorité bi intrus la bokk fi kon ñin mënuñoo nangu Idrissa Seck naan day tànn ay candidat yi parti yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar ñoo am sañ-sañ tànn te Idrissa Seck nag bokkul ci Benno Bokk Yaakaar intrus la dana fi joox Direct News de Ahmed Fall Braya waaw pourtant Macky Sall day nee na ko na ñëw jiite liste départementale ba ca Ndar Mansour Faye nekk maire ba Ahmed Fall Braya daal di bañ léegi nag laaj wa mooy Ahmed Fall Braya ci diggante ñaar la ne mooy bokk gis-gis wala gëm sa bopp ban la cay dem loolooy laaj wa yéene kaay gi ne docteur Moussa Sow waaw teg na programme am day candidat la ca commune bu Daara Jolof tribune yéene kaay ne ca Tiwaawoon gale Diop si waaw mais ay punkal daal dañ koy fekki de ndax Cheikh Tidiane Diouf fekki na Diop si Pape Momar Gueye APR fekki na Diop si Cheikh Sall fekki na Diop si Ali Sow Seck gëm sa bopp fekki na Diop si Mbaye Ciss Thiaw ñu naan ko Lopez fekki na Diop si Mati Aziz May fekki na Diop si Ardo Ñing activiste fekki na Diop si député Yaya Diallo day d'accordul ci lii Macky Sall kon daal di tànn kii di Diagne Sy Mbengue waaw parce que honorable député Yaya Diallo nee na moom daal Ablaye Ndiaye Ngelgou lay jàppale source ané waa Sénéra day fañ ne kon juguñu fa de parce que Babacar Diagne waaw nee na li ma waxoon rek muy journalimateur wala chroniqueur bu dee candidat nga ci élection yi lée campagne bi daal bu jotee nañu génn nañu bàyyi rajo yeeg télé yi parce que nag mënoo nekk sujet parti yor sa rajo yor sa télé di attaqué ki nga xam ne moom nga war a jàkkaarloo loolu du fi amee man Babacar Diagne maa ko wax te bépp télévision wala rajo boo xam ne yaa ngay ës-ëslu daan wa dana dal sa kaw yaa ko teree neex Mamadou Lamine Diallo ci tribune yéene kaay waaw nee nag xam nga ñin lan lañ wax organisation élection yi lée nañ leen indi nit koo xam ne day tëddee njaaxaanaay loolooy coow li kay enquête yéene kaay nee na Macky Sall day la xew tugal la fi bëgg a indi di passe sanitaire bi waaw parce que Macky Sall nee na mënuñoo bàyyi